Yo, assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum Afrique, assalamu alaikum tous les góor yàlla, tous les bañkat, and fuck the world. Yo, bismillah, bismillah, bismillah. Sama gars yi maa leen di béggee. Bon, affaire bi du gudd. On va juste parler de la gordigénisation de la société. 2 ans durant, nous n'avons eu de cesse de vous alerter par rapport à ce phénomène. Yaa ngi dégg qui aujourd'hui est devenu réalité. Yaa ngi dégg ndax mën naa ne 60% 40% sénégalais yëpp ay góor jigéen li te góor jigéen nekkul góor buy sëy góor kese wala jigéen buy sëy jigéen kese mais ba si état d'esprit bi sax dinañ wax si waatu Aliou Sall bi xam naa ni yéex nañ waaye gars yi nee nañ foog ñu wax si bon dinañ si wax mais wax nañ yii yëpp wax nañ si ba pare donc répétition lay nekk rek mais balaa boobu xam nga nit ku wax feeñ encore une fois yow yaa ngi attaqué suñu gars yi waaye man chaque jour mu attaqué la chaque jour yi nee naa la attaqué mooy kan muy Khadim Gueye TV naa feq boobu noonu chaque jour mu ngi attaqué gars yi Sonko et cetera yow yaa dul tous yow yaa gëmul tous ba pare naa feq nga ndax doo waxkatu dëgg fenkat nga ñuy wax mu naan ay arc-en-ciel yàllaa fi njëkk a créé arc-en-ciel et cetera di duul te moo gën a xam li xew gën a xam lu muy signifier Italie googu noonu nga xamante ni ay góor jigéen kese la donc dëgg taxu la fee toog markatu taat nga su fiifre nga man maa ko wax loo mën defal yónnil say agent yónnil lii zéro lu may nëbb man bu ma demee ba amoon lu may nëbb luñ may lii fii laay taxaw wax ko donc yow yaa dul tous Karim Gueye la gën Sonko la gën moo gën sa baay Macky Sall moo gën leneen ak leneen bu la neexee nga ne ma réew moo balay kuy naa fekk nga tey lu tax ma lay tontu ndax da nga am ñu bëri ñoo représenté waa APR yeeg ñi lay topp ak ñi ngay manipuler yëpp c'est toi le manipulateur ndax fankat nga doo waxkatu dëgg da ngay gis dëgg gi nii naan ne jaxarataan nga ñëw dëgg si sa tànk di jéem a cautionner di andi leneen di jéem a teg xel à quel but vous êtes tous obsolètes vous êtes des traîtres ndax yéenay jàppale traîtres yi ba ma jógee ci loolu Khadim Gueye yow laay waxal Khadim Gueye TV voilà bu ma jógee ci loolu ma amaat beneen lu ma naxadi mooy xam nga yàlla chaque jour mu ngi wax ak ñun chaque jour mu ngi ñuy won sàcc yi mu ngi ñuy won warkat yi mu ngi ñuy won doomeraam yi Sénégal chaque jour à travers ces signes et ces symboles chaque jour yàllaa ngi wax ak ñun ma jógee ci loolu bu ma wax ci affaire Serigne Mountakha bi Serigne Mountakha amul lenn lu ko kenn war a wax ndax position bu mu toogee la dafa njabootee ñëpp man murit laa mais du ma murit tijaan laa mais murit mooy ku gëm yàlla gëm naa yàlla mais bokkuma ci tariixa bi mais dama bëgg Serigne Touba dama bëgg Cheikh Ahmad Bamba dama ko nongul te képp ko am basira képp ko am may ci yàlla képp ku ne aarufu billaa nga wala képp ku ne nitu yàlla nga wala xaw nga gëm yàlla da nga war a nongul kii di murit kii di laayeen kii di canaba kii di borom baax yépp ndax ay ndogalu yàlla lañ chaque jour mu wax leen ko donc ay lu mu wax Macky Sall ak loolu noonu Serigne Mountakha lu mu wax pas de greffage pas de cigarette pas d'alcool pas de débauche dara lu l'islam bëggul loolu bëggu ko ci dëkkam loolu dañ ko war a étendre Sénégal yépp moo tax ma ne Sénégal dañ ko war a def dañu war a dindi laïcité bi daf ko un pays religieux chrétiens yi attewoo seen diine musulmans yi attewoo seeni diine loolu mooy yoon ndax la laïcité a échoué la laïcité nekk saleté et perversion ba ci dëkku ngeew yi mariage pour tous tubaab yi dañ ko marche ay mois lañ ko marche dañ leen ko forcer mais bëgguñu ko woon archive yaa ngi fii lu tax may wax nag mooy gars yi dañu yàpp suñu kilifa diine yi caga ju jóg ne barke Serigne Touba wala barke Baye Niass wala barke Alaaji Malick wala barke Serigne Babacar wala barke Limaamu Laay dealer bu jóg sàcc bu jóg doomeraam bu jóg barki Serigne bii barki Serigne diw te Serigne Touba lañ ci gën a yeb te alerté woon naa leen ci jigéen maqaama bu mu war a am si yéen tarixa murit yi ngeen jóg seen bopp yàlla dogal loolu avant dese Cheikh Béthio la woon da jundoon naa leen si yàlla dogal jël nañ si ay ndogal macha allah léegi nag li ngeen war a jóg seen ndogal mooy doomeraam yi yàq deru Serigne Touba murit yi kese moomuñu ko négro yi ñoom ñoo ko moom
Baay Ñas mu Ñas Tijaan yi kese moomuñu ko Maam Alaaji Malik ñun ñëpp a ko moom donc na caga yi bàyyi Serigne Touba na waykat yi naafeq yi bàyyi Serigne Touba na doome raamu Sénégal yi bàyyi Serigne Touba na fenkat yi sàcckat yi warkat yi bàyyi Serigne Touba ndax moom ngeen gën a yàpp ci Serigne si boo leen ko bàyyiwul di ngeen al ko te ci alkaane ngeen di dund nii jamono ji Serigne su bëri nag mënatuñoo wax ndax xaalis bu bon boobu noonu waykat yeeg caga jeeg ñëpp la ñuy ñëw dajale ko ñëw jox leen ko addiye ñu koy jël ma fàttali leen ni Serigne Touba daanul jël xaalis bu salte buñ ko andi laan boole ko da koy ber tegee ne Alaaji Babacar même chose Baye Niass même chose donc yéen ñii di ay doom ak ay sët boo leen demee ba di ko jël wàcc ngeen yoon dëgg-dëgg rek la maqaama du sant du dara ndax Serigne Mountakha nee na yàlla ko yàlla may wér ak gudd fan nit ñi ñu nga rawantee ki la gën a gëm yàlla ki la gën a jege yàlla moom moo la gën fa yàlla donc affaire yi du ay sant wala ay maqaama wala ay leneen ak leneen affaire yi xol bi la ak dëggu nit nag munoo di toog di jël alalam ju bon jooju ba bare bëgg a toog naan ko li nga def du yoon du loon ak loolu te Wally Seck boom kese ngeen gis mais bëri nañ sàcckatu gouvernement bi warkat yi artistes yi média yi cagat yi dealer yi ñépp mooy loolu noonu dañuy dem jox addi sëriñ si moo tax duñ leen wax dëgg loolu dafa war a jeex Sénégal toogoon naa fii ne leen bu fi maqaama bi maam Limaamu Laay poussé géej gi mu ngi fi woon ba tey maqaama bi Serigne Fallou daan wàccee taw bi mu ngi fi ba tey mais ani kuy wàccee taw ani kuy pousse géej bi géej gi di nangu géej ndar loolu noonu ndax ni mag yi daan dundee woo leen noonu instant yi vous êtes des contemporains adduna ngeen jiital teg ko seen kanam fi soxna yi neexee bëgg ngeen fi oto yu rafet yi neexee bëgg ngeen fi kër yu naas yi neexee bëgg ngeen kenn waxu leen bu waroo leen bëgg loolu waaye waroo leen si laxas seen bakkan ba mu leen tee far ci diine ci l'islam donc ñiy attaqué Serigne Mountakha jarul attaqué nee naa leen nitu yàlla yi li ñuy maqaama bi ñuy toogee la parce que dañ naan képp ku toog si nguur wala képp lu mu mënti doon mu mënti mel ndogalu yàlla la moo tax ñuy jabootee ñëpp seen dimension moo toll foofu noonu ñun ñii rek di ay petit talibé bu ñu doon xalaatee foofu kon duñu xëy di kaas wala xëy di xeex wala leneen parce que dañ naan ndogalu yàlla la mais ñun bokkuñu dimension ak ñoom donc nañ leen bàyyee crédit boobu noonu wax na fi opposition bi lu gën a dee loolu donc gars yi delloo si war leen seen xel te ngeen xeex li war lii nag lu muy andi mooy li ma leen doon wax ni 70% sénégalais yëpp ay doomeraam lañ te si gàlle yi lañ di ko commencé ndax da ngay nekk si gàlle amoo munoo defoo ñu marginaliser la ber la ci gàlle bi wala ni tekki woo tous ci maire la njëkk a commencé nga am mag wala rakk buy dem kii di sàcc di andi kii di cagatu ji di andi kii di jaay drogue di andi leneen tànk mu ngi andi ci gàlle bi rek nice kenn du ko wax foo jëlee xaalis bi kenn du ko wax ndagam lew li jëntuwul ndagam lew na wala amin bi baax nag lii non na mu ngi andi mu ngi dog buumu gàccee rek mooy loolu si lan lay defar transition mooy lan mooy kilifa maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nee na ñaar mooy yàq réew bu ñu demee ba ñi ñu naan kilifa mag réew mi di fen di war réew moomu ci yàqu rek la jëm bu ñu demee ba xale yi réew mi guney réew mi ñi nga xam ñoo yor doole beeg xel bi ñàkk jom réew moomu si yàqu rek la jëm te loolu moo nekk Sénégal mag yi ay duulkat lañ ay warkat lañ ay sàcc lañ ñooñ la ñuy woowee kilifa ndaw yi am xel ak doole am martar ba am bay rek yooyu ay dañoo ñàkk nday jom ndax li war a jóg tax ñu xeexal seen réew xeexal seen indépendance xeexal seeni doom seen suba ak seen respect jóguñu di xeex loolu noonu au lieu de loolu ñu ngi naan hoo riigoog motherfucker seen dajaw nday dama leen nday jéppi xam naa yàlla ma gën a jéppi waaye sama portable moom tant que manqué yoru moom li ma xalaat dinaa ko wax lu waay mën na def ci kattanu yàlla donc Sénégal si yàqu la jëm donc bu ma jógee ci loolu mooy man affaire Wally Seck bii nii tuuti laa si wax ndax mënuma si wax lu si kenn waxul woon mënuma ko si wax lu ma naroon def mooy jël sama portable dem fii nii lu mare
quartier góor jigéen bi ndax dañ fi am quartier dem toog interviewé benn góor jigéen A ba Z drapeau beeg et cetera mais heureusement xalaat TV gis naa ñu def job boobu noonu ndax ñoom démarche bi may utiliser la ñuy utiliser job nañ ko ba pare man amatul leneen lu ma siy wax. ONG yi man maa fi njëkk a taxaw ne leen ONG yëpp ay dooméram lañ ils sont les acolytes c'est des acolytes de la maçonnerie ba pare ay agents secrets si ONG yi la ñuy jaaree ba infiltré wu. Preuve à l'appui ma joxoon leen benn témoignage bu benn ex agent secret bu doon joobee Dakar benn français defoon. Donc alhamdulilah li ñuy wax ay at ba tey chaque jour ñu andi confirmation benn laa am ñaari mbir laa amul woon confirmation si li may wax ba tey muy dissolution assemblée nationale bi ndax dama ne woon même Macky bu falu woon dina bu nekkaatoon si réew mi ndax dafa sàcc bref dina dissoudre assemblée mais mënul dissoudre assemblée ndax am na projet de loi pétrole bi war a jàll foofu noonu faussé naa fa ak retouru Karim Wade Sénégal ndax maa ngi basé woon samay diir sur les dires de Farba Senghor ne bon Karim après élection yi dina ñëw donc ñaar yooyu rek mais li si des yëpp yi ñu doon wax yëpp si pétrole bi gaz bi comportement sénégalais yi inertie bi yëpp dëgg la yàlla chaque jour mu wàcceel ñu dëgg. Donc Wally Seck xale la jeune la d'accord ñun ñëpp ay jeune lañ ay xale lañ ay moroom lañ d'accord siiw na d'accord xale yi gal yi bëgg nañ ko góor yàlla yi bëgg nañ ko d'accord looloo tax nag ñuy wax nday si yow parce que qu'on le veuille ou non qu'on l'accepte ou pas t'es une icône tu représentes quelque chose pour la jeunesse donc dafa war a am benn hygiène de vie booy demee ndax da nga nekk un influenceur yow au lieu ñu lay influencer yow yaa war a influencer sa jeunesse influencer ce monde t'es outillé pour donc bu kenn ñëw taxaw fi naan maa ngi jégalu xaw ma ko woon ay li képp ku ne Wally Seck xamul woon li muy def day duul moom moo tay nday lu muy def du dof ñaar nag moo mën a am soit mu def ko pour xaalis wala mu def ko ndax góor jigéen la si boppam te loolu du ma ko avancer mënuma toog di ko seedeel ni góor jigéen la sama yoon newu si du yëfu jullit waaye yàlla rëbb na góor buy jigéen-jigéenlu bépp góor buy jigéen-jigéenlu ci góor jigéen yi lan lay boole du mën naa ko wax alxuraan a ko wax waxuñu la góor buy tëdd góor kes dañ ne bépp góor buy jigéen-jigéenlu wala jigéen buy góor-góorlu wala vice versa si yooyu noonu ñuy def yëpp képp ku koy def góor jigéen nga moo tax lépp luy prêter à confusion ay jaaro nopp ak ay affaires yooyu noonu yëpp ñu tere ko yooyu yëpp jaar nañ ci def nga fi sac def fi pain def fi pantacourt def fi ay espadrille def fi yëre caax def fi lu ne ñuy wax tey nga sol nag drapeau LGBT loolu la ñuy appel du pied la xam nga ñu bëri ñu ngi naan waaye pour ONG yi pour xaalis pour leneen Wally Seck fu mu tardé xaalis ko fa tardé ak ambition bu démesuré Wally Seck dafa bëgg a nekk le deuxième Youssou Ndour le nouveau Youssou Ndour du Sénégal te xam na ni benn buntu bés bu ko fëggee buñ ko nangulee li Youssou Ndour dina raw foofu noonu muy la communauté LGBT mooy la communauté gay bi ñoo yor solu bi ñoo yor média yi ñoo yor kii bi univers musical bi à travers les maisons de production et cetera donc nit ñi ñu ngi naan xaalis moo tax wala soutenir gay ak yooyu mais man je vais plus loin sama analyse lu ma si yokk mooy moom festival yi lay viser ak communauté gay bi doole buñ la mën a apporter buñ la joxee bopp da ngay am xaalis am notoriété di featuring ak star yu gën a mag ci àdduna di dem ci concert yu gën a mag ci àdduna di dem festival yu gën a mag ci àdduna bu boobaa nga gën a puissant sax Youssou Ndour pour jox leen exemple bi fi waa Watébé section d'assaut attaqué gay yi dañu annulé ay seen centaine de concerts ñu perdre ay millions d'euros ndax dañ leen traité d'homophobie donc dañu am doole le lobby gay donc c'est un appel du pied pour ñu ubbil ko yenn bunt yi à l'international ndax moom moo toog ne paa yi dañu war a jox lenga yi booy yi ubbil leen yenn bunt yi mais moom ndaan na bunt yi fan la moo tax muy fëggantay si buntu góor jigéen yi donc Wally Seck ab dooméram la de plus rek nga waroon doon exemple si jeunesse bi bu ma balaa may dee ñu naan fan sami naan da nga soxor Wally lu baax lay def lu baax d'accord naa lu baax lay def borom baax la d'accord mais est-ce que Cheikh Fall daan na solo nu muy solo wala di véhiculer lu muy véhiculer wala taxaw di def promotion góor jigéen wala di appel du pied des góor jigéen non moom mi ne Baye Fall la day duul gëmul dara
dem bërki de moo njaay umra ji màkk ñëw di sol affaire de góor jigéen da ngay duul gëmoo dara da ngay duul gëmoo dara kii da ngeen ko war a wax dëgg ak booy gébel yi nekk Sénégal yëpp di yàq nday Sénégal góor yi di rocc ay tuñ di dox comme ay jigéen di wax comme ay jigéen mais où va mi bu pare ngeen bëgg marché yi ñuy wàcc marché yi di fees ban jeunesse mooy dem di marché wala di revendiquer wala di xeex Sénégal moo manqué nday ay góor Sénégal moo manqué nday ay góor day def lu baax mooy li ma doon wax ci Thione Seck rek Thione Seck waaye dafa gëm yàlla limite wàlliwu la naka nga mënee toog ne da ngay musique déjà nee naa leen ca concert ba amoon Arabie Saoudite yàlla rëpp na góor ak jigéen fi ñuy dajaloo di bégee wala di jaxasoo ci lu yàlla nangul muy benn nga ne da ngay way deuxièmement te man sama xalaat mooy way ci lenn lay xaraamee boo ciy def loo xamante ni comme yi gars yi di def nii mais man pour man rap araamul ndax au moins dañuy revendiquer di xeex dara pour société wala am na valeur yi ñuy inculquer nit ñi waaye wat ma sa sa ñeek sa càppanday loolu nga jóge ci loolu nga créer sa boîte de nuit góor ak jigéen yi di fa jaxasoo ñu fay jaay drogue même boo ko jaayluwul am nga ci part de responsabilité ñu fay jaay sàngara même boo ko jaayul am nga ci part de responsabilité ñu fay njaaloo même boo ko deful wala digle woo ko am nga ci part de responsabilité yooyu yëpp boo deewee dañ koy def sa bàmmeel yàlla nag bëri na yërmande deuxièmement je ne fréquente pas les homosexuels yaa mun a duul ay omzo zozo nag sa concert bi nga defoon États-Unis ak ñoom Pambaay nag yow ñi ngay àndal ñu ci bëri ay góor jigéen lañ ba pare ñu ci bëri xam naa leen ñoo bokk ci Paris gars yi fi ñuy wotoo château d'eau ak yooyu ñu ci bëri ci fecckat yam yi xam naa leen yéen koo leen yëpp dañu waroon jël jeunes sénégalais yëpp andi leen fii wan leen réalité bi ñu xam lan ñun lan lañ leen di wax yàlla na leen yàlla may yéen ñëpp ngeen tukki ñëw xool génn en dehors du Sénégal ngeen xam li xew ci àdduna donc Wally Seck yëfu doomeraam la def te ku def yëfu doomeraam lañ lay woowee donc si doomeraam yi nga bokk jusqu'à preuve du contraire fansam nag bu ko neex mun nga ma saaga mun nga ma def leneen sa problème la sama soxna sax fansam la booboo gën a dee ñun nag dëgg ñu yàq xaalis bu salte du ma sa set aji ci màkk ak jox ci ay xale ak def ci ay œuvre de bienfaisance ak def ci lu la neex xaalis bu salte du ma sa set wasalaam loolu rek laa am lu may wax ci affaire de Wally Seck nañ dem rek Sénégal nañ dem rek créé nañ fi ministère du genre wax nañ ba sonn gouvernement mu ngi leen di jàppale ay association góor jigéen yu am ay récépissé ONG yi di gën a doole loolu noonu mais ban Sénégal nanguwul góor jigéen mais ban loi moo ko réprimer l'homosexualité n'est pas réprimée par la loi dañ ne acte contre nature moo tax góor jigéen bu ñu jàpp ñu bàyyiwaat la au nom de quoi? De la laïcité loolu taxoon Macky fucking Dème Sall taxaw waxoon naa ko ci vidéo yee passé ne le gouvernement sénégalais n'a aucun problème avec les homosexuels mais le peuple bi ñoo am problème ak góor jigéen yi loolu mënu ko garanti taxaw ak Obama le Sénégal n'est pas encore prêt pour ça kii la ñu fal kii moom moo sàcc ndey élection bi di jiite Sénégal donc amuñu luñ siy waxaat leneen Aliou Sall teg na loxoom ci kaamil waat macha allah képp kuy jullit da nga naan ëpp di nga am temps de latence retenu teg waaye sa waat boobu xam nga lan moo ko doon dëggal man looloon def ma gëm ko nga porter plainte BBC man munoo taxaw ne ma sàcc nga corrompu nga da nga salte ba pare sàcc alalu réewum lëmm ba pare bëgg nelaw noonu non seulement boo bu fekkee ni yaa na si dëgg boo leen attaqué en justice yaa ngi dégg boo leen gañee mun nga demander des dédommagements pour calomnie ak diffamation à la hauteur de liñ la accusé mun nga si jaaree tekki ba faw ba pare mun nga seetal sa der mais boo ko deful mooy da ngay duul li ngay def gëmoo ko du dëgg koo leen yëpp koo leen di ndax xel jëriñu lu dul xalaat man buñ ma jiiñoon dara ki ma ko jiiñ surtout mu am doole BBC am budget bu ëpp xaalis sama état damay dem attaquer ko
buñ ma setalee non seulement dinañ ma dédommager indemniser ma fay ma xaalis bu dul jeex ma jaare fa setal sam bopp tekki mais boo ko deful mooy sàcc nga jusqu'à preuve du contraire amul teg kaamir amul leneen ak leneen ak leneen gëmuñu la li ngay wax du dëgg demal nga porter plainte BBC ay procureur buy woote Sénégal amul justice ñëpp xam nañ ko dara du leer jarul procureur yi woote wala leneen wala ngeen di dem di jaabante Abdoul Mbaye man mosuma ko jox crédit yàgg naa leen ko wax man du ma wax di waxaat wala di waxaat Abdoul Mbaye bi ma yégee ni dugal na loxoom ci oru Sénégal bi laa si pare te ça fait 1 an wala nga wax gëmuñu ko gëmuma la képp ku laal masa laal ci alalu Sénégal bi ñuy jaar ci suula ne gëmuñu la donc waa APR rek waa lii sama yoon newul nday ci loolu ay Abdoul Mbaye ak Barthélemy lu mu doon góor yàlla man ci affaire u Assane Diouf bii laa ko weddee ak bu mu taxawee ne ñun xamoon nañ en 2012 que ni Wade amoon na droit présenté wu ngeen wàccloo nday nit ñi ci mbedd bi yëngal nday dëkk bi yëfu c'est de la manipulation moo tax lu ma ko respecté foofu da ngeen juum Idrissa Seck moom maa ngay dëggu dafa nekk ci joog maa ngi xaar génnee moom lan lay wax fi may tëjee nag mooy gars yi ñu ngi wax ci pétrole beeg gaz beeg ñee le plus important mooy xam naa ci sama live yi bu ma commencé waatee live yu normal lu ma ko doon defee dinaa ko li le plus important mooy fokk ngeen wax sénégalais yi que fii ak 50 ans monde bi dañuy nekk en rupture de stock pétrole ak gaz day manqué ci àdduna d'où la nécessité ñu signer ay contrat yu baax ñu mën ci bénéficier léegi balaa rupture boobu di am ndax amuñu armée bu mën a surveiller loolu sécuriser loolu après 50 ans yi ndax gars yi dañu lay ñëw noot la nangu sa yëf par force looloo taxoon ma ne il nous faut ñu armée suñu dëkk beeg mais yooyu yëpp dinañ ci ñëw. Deuxièmement mooy foog ñu préparer l'homo sénégalensis à ça c'est-à-dire def ci bopp Sénégal bi xam-xam ndax pétrole bu manqué ak gaz ak lii leneen liy ñëw. doon comme ressource bi nit ñi di jaay mooy le cerveau humain c'est-à-dire xelu doomu aadama xam-xamu doomu aadama li ma leen di wax c'est vérifié ku ko bëgg na ngay dem vérifier dinaa ko gën a détaillé fer bii ñu jaay nee naa leen néew mu ngi ñëw on va vers un monde bi nga xamante ni avec l'avènement de la 5G ak la robotisation et l'automatisation yaa ngi dégg du monde New World Order bi le nouvel ordre mondial mu ngi nekk nii mu ngi war a effectif fii ak 10 ans maximum donc enjeu yii di ñëw la suñu politiciens yi wala suñu borom xam-xam yi wax pas di marche ñii marche yi boo leen bukkee mu marché waxoon naa leen ko doo leen ko politiser wax leen sénégalais yi dëgg yii tax ñu war a génn ci mbedd bi wax leen sénégalais yi dëgg bi tax ñu war a wàcc ci mbedd bi te marche yi ngeen di ko synchroniser bu Dakar yëngoo Ziguinchor yëngu fépp foo xamante ni opposition bi am na fa fief am na fa ay représentants ñu yëngal nday foofu noonu jarul ñuy ñëw obélisque wala leneen na dëkk bi yëngatoo ndoo en même temps ñu organiser wu pour affaire yi mën a dox mais tey bu doxee suba mu doon flop ndax da ngay nekk ci tâtonnement ba tey déterminé woo leen 200 personnes yu déterminé rek war nañ mën a motiver le reste de la population ngeen war a boycotter administration bi ñëpp ñu bokk ci opposition bi nee naa leen on dirige pas un peuple rebelle képp ku xam secret d'état wala nekk ci administration bi war a mën a wax wala def lu jëriñ comme Ousmane Sonko nu mu ko defee wala dénoncer lu jëriñ société bi wala des décisions qu'on a prises et qui ont été à l'encontre du peuple sénégalais ñu dénoncer ko génnee ko boycotter def grève ñu paralyser économie bi commerçants opposants yi ñu bokk ci opposants yi paralyser économie bi artisans yi ñëpp ñu paralyser nday économie pour lépp leer ñu toog ñu wax ñu dëgg li ñu war a wax dafa bëri mais comme je vous ai dit man je suis malade instant yi nii bàyyiwuma dawuma daayuma gis naa Assane Diouf def na vidéo je suis content je suis très content yàlla maytuñu ñu dëgg ci loolu bàyyi Assane Diouf vrai góor yàlla nga bàyyi bëgg naa la billaahi respect à toi bu ñu amoon 100 yu mel ni yow rek affaire yi xaw a yëngu bàyyi billaahi respect à toi respect à Ousmane Sonko
respect à tous les góor yàlla du Sénégal lii laa amoon lu may wax rek tant que jugoo leen nday ci doomeraam yi ngeen téegal seen nday góore na góore tant que doxew leen ko Sénégal ko leen gis muy lappi ngeen téegal ndey bisimilah nañ dem rek bañ leen toog ngeen jeunesse 65% des jeunes du Sénégal à moins de 25 ans ngeen di toog de lappi rek fecc théâtre film drogué wu tox nday yàmba naan sàngara yooyu yëpp jaar nañ si et cetera dara ñoru leen si seen dëkk boo leen waxee ñu naan ñii dañoo dof wala dañoo soxor wala dañoo leneen ay naaféq monopoliser nday espace public bi ay Khadim Gueye ay keneen waa APR dëmm yi ngeen ne Sénégal bisimilah nañ toog di seetaan rek sur ce je vous donne rendez-vous dans la semaine comme ça ñu jëlaat suñu modèle live yi abonnez-vous à la chaîne appuyez sur la cloche pour les notifications incitez les autres à s'abonner bëgg naa 1000 abonnés dama bëggaat dugaat live di direct yi vidéo yi bañ a doonati en différé comme ça ñuy mën di waxtaan instantanément ñu mën a synchroniser abonné leen wax leen gars yi ñu abonné xam nga mooy loolu noonu képp ku ñu tooñ ñu ngi lay jégalu xam nga yàlla na yàlla saxal dëgg te jégal ñu ñëpp dëgëral ñu ñëpp te musal suñu ñun ak suñu njaboot ak képp kuy soppee Seydina Muhammad képp ku baax bëgg diine l'islam ci affaire de góor jigéen seytaane njoyam cat ndaamin musiba balaa lépp luy seytaane képp kuy seytaane fépp kuy seytaane ak ñëpp ñuy sebe ci seytaane wasalaam bismillah